gën a fës douanier ba ñu faat ca Rosso Sénégal Léon Yuga Faye daañu ko jébbal boromam tey jii ca Morolan nga mu dëkk laata loolu levée du corps bi daañu ko amal ca Thiès waa ministère de la santé ni leeral ci ne lii di oxygène manquéwul benn yoon am nañ ci ba mu mët sëkk dafa fekk ne rek dañ koy yaxanal lu jëm ci wàllu mbas moom mu sax Touba jamono ji kaay yi dafay gën a yokk saa su ne ñi nga xam te ne nag ñooy xeex Covid foofu la ci diwaan ga xam ne li ko waral mooy dajaloo yi ak ñàkk sàmmonteeg dik lay kër docteur ca Sédhiou ñi nga xamante ne ñooy artistes yi ak ñi yëngu ci wàllum aada ak cosaan mere lool préfet ba li ko waral moom préfet dafa jël dogal aaye lépp luy yëngu-yëngu di manifestation culturelle foofule ca dëkk ba waa M2D daal di wane seen naqar ci dogal bi conseil constitutionnel jël ci gàntal nag liñ doon sàkku jëm ci wàllum loi bi nga xamante ne moo ñeel wàllum loi code pénal ak code de procédure pénale nee na nag loolu day wane ne conseil constitutionnel dafa jalgati yoon ndaxte ñoom matuñu sax bay addu ci mbir moomu daañu ci teg tàggat yaram tranche de vie jeexale ak li ci yéen kaay mu nekk li gën a fay ci xibaar yi institut nañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaaru suba gi dañ koy door ak mbirum Léon Yuga Faye di douanier bi nga xamante ne dañ ko dóori balu fital mu faatu ca Rosso Sénégal loolu nag ma ngi xew talaata bi ñu weesu moom moomu nag di Léon Yuga Faye daañu ko jébbal boromam te ji ci suba gi ca Morolan ga mu dëkk loolu gannaaw levée du corps bi nga xamante ne 10h30 lay doon ci hôpital Saint-Jean-de-Dieu bu Thiès adjudant douane boobu nag kon ca néegam lañ ko fekk daal di koy soxibal ba mu faatu kenn ci xamante ne ay dëkkandoom la ñu jàpp ne moo def lu ñu mel moom nag police daal dina koy teg loxo gannaaw enquête bi nga xamante ne ubbi nañ ko ci. rajo askan wi. administration pénitentiaire di ñi yor kaso yi ci réew mi jël dogal dakkal ni nit ci di seeti seen mbokk ya fa nekk dogal boobu nag daañu ko tàmbalee jëfee altine bi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet loolu nag ba jëmmi jamono li ko waral nee nañu li mbas mi di lawe bu baax a baax ci réew mi moo ko tax ñu jël boobule dogal teewul nag ñoom administration pénitentiaire di xam ne ne li nga xam ne mooy ñam yi nit ñi di indil seen mbokk yi nekk ci kaso yi ba léegi kon dañ koy wéyal maanaam samedi dimanche nit yi mën nañu yóbbal lekk seen mbokk yi nekk ci kaso yi des ba léegi ci wàllu mbas mi ak ci Touba fan yi ñu nemmeeku ne saa su ne kaa yi dafay gën a yokku loolu nag bu ñu sukkandikoo ci Amadou Ba di point focal di santé bu Touba li ko waral mooy xew-xew yi nga xamante ne ba léegi nii tey wàllu gën a ay mi ngi fay am ca diwaan ga rax si dolli tamit li ñuy duñu takk masque ak yeneen matuwaay ñu war a jël duñ ko jël Amadou Ba lañ ci déglu ci jokkoom ak Mamadou Oumar Ba. liñ si constaté rek mooy que askan bi si boppam ñoo am jafe-jafe pour respecter lii li ñuy wax les mesures barrières daanaka da ngay néew ngay gis ñuy takk masque néew ngay gis ñuy respecter les distanciations physiques ndax loolu li koy waral mooy ndaje yi ñu ngi continuer di am xew ngénte yi dëj yi céet yi te loolu vraiment ça ne rime pas avec au respect des mesures barrières te foofu yëpp da nga fay gis population di entaché wu ñu nekk nag si période tabaski ñu gis période tabaski boo xamante ne soxla yi dafay bari waaw nit ñaa ngi dem ak a dikk waaw di va et vient di jël ay njaganjaay di jël transport ñuy sàkkuwaat rek askan bi vraiment ñuy jël seen matukaay mooy le respect des mesures barrières képp ku nga xamante ne yaa ngi voyager mbala yaa ngi dem si bërëb yi ngay nduggee marché ak loolu nga fexe ba respecter la distanciation physique mais aussi nga sol sa masque waaw ñi nga xamante ne ñi ngi jël comme ni ñu ko waxee tataay kaar yi bus yi di voyager ñoom aussi balaa ñuy dem ñu jël seeni matukaay ba nga xamante ne suñ duggee si bus yi dina fekk ñoom ku si rek nga yore sa masque mën a protéger sa bopp waaw te ñun ñëpp gis nañ nag le nouveau variant nga xamante ne dafa doy waar gis nañ jafe-jafe yi nga xamante ne mi ngi koy indil ba tax na daanaka hôpitaux yëpp fees nañ ndax am problème mu oxygène kon ngal la ñi ngi ñaan askanu Touba di ñaan askanu Sénégal ñu topp ndigalal ministère de la santé. mu nekkoon Amadou Ba di point focal district bu Touba jëm ci wàllum xeex mbas mi wàllum oxygène ngoogu sax mu tudd jamono ji ñi lam-lamee ne dafa manqué waaye waa ministère de la santé indi nañ ci leeral nee na manqué wul benn yoon li am nañ ci lu doy sëkk lu toll ci 240 000 mètres cubes nguur gi daal na koy jënd ci diirug ñetti weer waaye dafa fekk ne dañuy yaxanal loolu rek la waaye manqué wul te am na sax lu ñu denc lu toll ci 60 000 mètres cubes dañ ci déglu Ousmane Dia directeur des établissements publics de santé ci jokkoom ak Awa Mbaye. tey am na si hôpitaux yoo xam ne ñaar fukk ak ñeent bouteilles oxygène la maladie utiliser si ñaari waxtu kon xalaat leen li ñuy utiliser si kii nu mu toll kon te yàggul si dara si ay bés yi weesu
monsieur le ministre waxoon na daaj na dem ba jënd 240 000 mètres cubes si ñii di jaay oxygène Sénégal bañ ko defee nag ñu ngi koy dugal ci hôpitaux yi hôpitaux bi nga xam ne dem nga ba nga xam ne sa centrale commencé na sonn jéem daf fay déplacé day woo fournisseur bi déplacé fa ay rack te yaakaar naa ne fu mu nekk nii dese nañu lu mot si 63 millions de litres d'oxygène muy ay 63 000 mètres cubes yi nga xam ne bu amee hôpital boo xam ne soxla na ko nañ ko fa dugal waaye tamit yemuñ ci loolu kilifa bi dafa joxe instruction ne bépp centre de santé bi nga xam ne dañ ko woowee zone tampon créé nañ ko ba ci hangar pèlerin yi nañ fa jël dugal fa ay centrale oxygène dugal fa ay bouteilles ba nga xam ne ñoom tamit tey dinañ mën ñëw wuutu hôpitaux yi si jël malade yi nga xam ne dañuy soxla oxygène te yooyu am nañ yaakaar ne bu ñu ko defee bu ñu demee tamit ba nga xam ne nan lañ jëlaat Guéréo wala nañ leen jël base militaire ak mbépp bërëb bi nga xam ne war nañ ko dugal si dispositif de prise en charge bi dinañu def daal kenn kattan ak def li kilifa bi wax digal yi mu ñu jox ba ñu dem ba nga xam ne fépp fi nga xam ne nar nañ fa dugal malade à la kuliyal dinañ fa def oxygène ba nga xam ne dinañ mën a am li leen sauver muccloo seen bakkan. mu nekkoon Ousmane Dia directeur des établissements publics de santé ci ministère de la santé des ba léegi ci wàllu mbas mi ak ñàkk gi dem nag ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr daal di nay nag jëmmal xew-xew bi jëm ci mandarga ñàkk bu bees bi nga xam ne mooy ñàkk léegi di Johnson & Johnson ñu tàmbali ko ñàkk askan wi démb la woon ca hôpital Figil centre de santé Figilène Maguilène Senghor ba nekk ca Yoff ñi nga xam te ne ñooy askan wi nag tàmbalee dem foofulee di ñàkku nit ñi nag nee na ñoom ak bu mu mënti doon li leen yitte rek mooy ñi ñàkku lijjantiwunu ba ñàkk la reportage Ndeye Mour Sembène. hôpital Philippe Maguilène Senghor fi nag nem sax tàng na lool waaye teewul way tawati ak ñi leen di gunge di ñu ñëw bu baax a baax fi nag boo yegsee si buntu bi cellule bi yor vaccin Covid-19 ñoo leen di teeru nit yi di ñëw bu baax a baax ngir rek ñàkku Koumba Dia mooy présidente bàjjenu gox bu diwaan bu Yoff lu mu xamle moo di pare na ngir rek vacciné wu si Johnson & Johnson buñ ko mayee. man ñàkku naa ca premier vaccin yi njëkkee sax bi mu ñëwee jël naa sama deuxième dose ba parce que bu dul loolu dama nekk hypertendu kon malade chronique la comorbidité yi ñi ci am man ci laa bokk bi ñu leen di lim ba pare am 50 ans yu teg fekkente ne am naa possibilité bi way xarañkat yi muy nañ ki jëloon dose bi kat bu tolloo fii war na mën a jël su fekkee mën naa ko jël dinaa ko jël parce que man lu ma amoon double protection sax dama koy jël. Mansour Sylla itam dafa ñëwoon ngir vacciné wu lu mu xamle moo di amul benn préférence si diggante vaccin bii di Sinopharm ak Johnson & Johnson. non maa ngi doog a vacciné wu jot barewul te am na loolu bu ñu sañoon nag bu ñu ne kaay leen rek ñu dem fekk si mais comme jot barewul ñàkkul nag ba tey la ko yàlla namoon ñu doog ko def daal sant yàlla rek waaw yàllaa fi ne. Fulgence itam dafa ñëwoon ngir vacciné wu moom nag mu ngi woo askan wi ngir rek ñu ñëw ñoom ñëpp ngir ñàkku. lii ça s'est bien passé maa ngi sant yàlla ci nekk ci ñun rek non seulement yaa ngi responsable sa santé mais également responsable de la santé de communauté bi yëpp donc boo ko defee rek defal nga ko sa bopp waaye defal nga ko tamit ñi nga dëkkal voilà ak sa askan. toll na si lu ëpp 150 000 doses si vaccin Johnson & Johnson yoo xamante ni réewum États-Unis moo ko may Sénégal bu ñu sukkandikoo si jawriñ bi yore wàllu wér-gu-yaram gi di Abdoulaye Diouf Sarr beneen loo bu 300 000 doses bu vaccin Sinopharm ñu ngi koy xaarandi. Ndeye Mour Sembène ca diwaanu Sédhiou foofu nag ni mbas mi di lawee waral ba préfet bu département ba jël dogal daal di tere lépp luy mbumbaay muy ay soirée ak yeneen loolu nag neexul ñi nga xam te ne ñu artistes ya fa nekk ñu koy ñaawlu ne xamul luy ndey ñu tere leen te ñeneen ñoom ñu ngi defal seen ñi ngi amal seen yëngu-yëngu ca na mu leen neexee lañ ci déglu Prince Moussa Diakhaté wax ci turu acteur culturel yu Sédhiou ci micro Max Secret Company. xam nga boo nekkee ci combat da ngay demee étape par étape donc première étape bi mooy lan ñu woote ñu ñëpp ñëw daje fii ñu woo presse bi donc ñu wone li nga xamante ne métti nañu donc loolu bu de xewee ba pare ñu toog ñu seetaan leen bu fekkee ñoom réagiruñu gisuñu benn réaction de la part de nos autorités on va passer à une vitesse supérieure te vitesse supérieure bëgguñu ñu yegg fa ak ñoom franchement bëgguñu ñu yegg fa ak ñoom parce que gis nañ récemment événement yi nga xamante ne xewoon nañ fii ci diwaanu Sédhiou xawoon na yàq dëkk bi donc bëgguñu ñu yegg ak ñoom ci niveau bu mel noonu donc nañu jàppale jéem a régler suñu situation bi le plus rapidement possible ndax ñu mën a vaquer suñuy occupation ñu mën a def lu ñu war a def parce que boo nee artiste ne concert boo nee artiste ne soirée wala yeneen activités yi nga xamante ne ñoom ñoo leen di may xaalis donc boo ñu privé loolu rek privé nga ñu lépp donc gars yi nañu jàppale vraiment defal ñu loolu parce que métti nañu trop tey jii bëggoon nañ sax def lu gën a garaaw lii mais on s'est dit que il faut que ñu demee ndànk commencé ko ci point de presse te incha allahu rabbi bu fekkente ni problème bi réglé wuñ ko on va passer à une vitesse supérieure suñu préfet bi nga xamante ne moom moo nekk fii ci diwaanu Sédhiou il faut que ñu wax ko suñu préfet bi tamit il faut que mu jàng tamit respecté ñi nga xam
mu nekkoon Prince Moussa Diakhaté doon wax ji turu artistes yi nekk ca diwaanu Sédhiou 8h tegal fukki minutes ca Pout Sébikotane ak Diamniadio. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wéy ci xibaar yi wax ci leneen di waxtaan wi nga xamante ne amoon démb diggante ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi ak ñi nga xamante ne ñooy techniciens yi nekk ci mbay mi ñoom ñooñu nga xamante ni dañoo nekkoon ci xiifa tegoon ko ci suuf waaye nag waxtaan ba jurul dara ndaxte ñi nga xamante ne ñooy technicien agriculture yi li ñu doon xaar ci wàllum affectation yi ñu teg ko ci suuf loolu amul waral ba nee na daañu delloo buum ca mboy ga altine daañu tàmbaliwaat xiifal gi ñu amaloon semaine ba la ñu weesu Mor Diouf bokk ci syndicat travers ak technicien agriculture ñu déglu ko ci jokkoom ak Barthélémy Ngom. li ñu doon xaar tey mooy mu ñëw ni ñu affectation yi man dellu naa ci ginnaaw kon mën ngeen a wéyal waxtaan ndaxte ñun loolu rek lañ tegoon comme condition ndaxte indemnité yi gëm nañ ni mën nañ koo xeex ba am ko te du jar grève de la faim. gannaaw loolu yéen loo leen décidé. tey li ñu décidé mooy ginnaaw bi ñu génnee retiré wu waxtaan suñu biir xool càmbar bu baax li ñu ministre bu baax suñu xel dafa dem ci rek la mu waxoon moo di juróom loolu nag dalul suñu xel ñu daal di nag décidé altine bii di ñëw ñu delloo buum ca mboy ga maanaam demaat ci grève de la faim maanaam xiifalaat fële ca Diamniadio nekkut nag lu ñu gënal parce que ay kilifa ay magam jëmm bu ñu demee ba gedd lekk di naan kese bàyyi seen i soxna bàyyi seen i jëkkër bàyyi seen njaboot dem ca àllu Diamniadio bëre toog fa di xiifal kon amatuñu pexe. mu nekkoon Mor Diouf bokk ci syndicat bi ëmb liggéeykat ak techniciens yi nekk ci mbay mi bi sax moo doonoon ganuk RFM soir déglu ngeen ko ci ni mu gën a yaatu bi kon moom ak Barthélémy Ngom des ba léegi ci mbay mi ak ñi nga xam te ne ñoo opérateur yëngu ci wàllu jiw bi ca diwaanu Fladou ñoom meex lañu def ndaxte ñenn ci seen i ñoñ yi seen i nattangoo dañuy wër di wax ne amatul jiw ci réew mi gerte desatu fi di loo xam te ne neneen amul dara amu ci ndaxte am nañ jiw ba mu doy sëkk neneen sax daañu porte plainte ñooñu nga xam te ni dañuy wër siiwal xibaar yoo xam ne dëgguwul leerale ak Abdoulaye Diallo. ñu jàkkaarloo woon ak taskat xibaar yi ngir fësal seeni naqar opérateur yi doon yëngu ci wàllu njiwu gerte ñoo mer bay futtu mere ay nit ñi ñu jàpp ne ñoo doon rotal ay kaddu di wax ne gerte amatul ci réew mi te alors que ñoom ñoo ngi dese ak ay jooru gerte yu dul jeex ci seeni loxo ginnaaw bi ñu joxee njiw yi ba pare Mamadou Dame Cissé mooy seen njiit. bi ñu waxee loolu waxoon nañ leen ne loolu ñu wax amul parce que réew mi am na gerte fii si région Kolda ku wax ne gerte amul dangay wax lu la neex wuloo dëgg ndax tey opérateur yi fi teew nii Goreña mu ngi fi mu ngi am 400 tonnes fii si magasin Kolda ku weddi nga dem Kolda si magasin nga xool El Hadj Diop mu ngi nii mu ngi am plus de 60 tonnes jamonuta boo demee magasin ba mu ngi am 150 tonnes ak yeneen. dañoo fas yéene yóbbu fu mbaxane doone benn yooyu le acteur ñi nga xam ne nag ñoo taxawoon di wax ne gerte amul ñoom tey li war si ñoom mooy kaso ñun dañ leen di porter plainte parce que mënuñu seetaan mukk ñu indil ñu problème bu mel nii ba tax mënuñu yu jaay suñu gerte yi ñu toog gëmloo réew mi ne gerte amul te buñ demee si àll bi image yaa ngi nii maa ngi ko yore àll bi buñ fa demee dañ xam ne gerte am na kon ñoom li ñuy wax du dëgg. ñoo ngi sàkku nguur gi jàppale leen ngir seeni gerte bi bañ a yàqu ci seeni loxo. dañu leen di wax pour ñu jàppale leen ak état Sénégal ba ñoom seen gerte gi ñu mën koy jaay ndax gerte gi heure bi ñu toll nii mënatuñ koy jaay. lu jege juróom-ñaari téeméeri tonu njiwu gerte ñoo ngi ci loxo yi la opérateur semencier te xamuñu fu ñu leen di jëmee RFM Kolda Abdoulaye Diallo ndaw ya nekk ca Pataar Sine ca arrondissement bu Niakhar ñoom ñu bëgg ñu daal di leen di goudronnel tali bi dox diggante Kër Martin ak Waxal Jàmm tali boo xam te ne dafa màggataay gu jéggi dayo ay at a ngi nii kilifa yi waxoon ne daañu ko defar waaye ba léegi gis ci dara waral nag ba ndaw yooyu wane seen naxar te nag am na yeneen jafe-jafe yoo xam te ne bëgg nañ ko ñu daal di leen koy saafaral la. askanu Jitiir di dëkk bu nekk ca commune bu Njagañaaw ñoom doxum ñaxtu la ñu amal démb ci àjjuma ji li ni naqaru mooy ñàkkum courant ñàkkum ndox ak ñàkkum bërëb bu fajukaay yi foofule ca seen dëkk ba bëgg nañ tamit ñu daal di leen di defaral tali bi nga xamante ne moo nekk foofule ca diwaan ga Abdourahmane Diallo. ñu dëkkee Jitiir ci commune Njagañaaw tey jii la ñu daal di wàcc ci tali yi lenn waralu ko nag lu dul seen bërëb boobu amul courant te tamit lu toll ak 14 kilomètres bëgg nañ ko ci tali ndax nag foofu mën a féex ku ne mën faa doxi say soxla docteur Pape Diop moo yor seeni kàddu. gis leen ne Jitiir bokk na ci dëkk yoo xam ne waroon nañ mën a am courant ndaxte ñun waa Jitiir ñoo mobiliser suñu xaalis ñoo mobiliser suñu doole pour tabax école tabax OCM donc ci récompense ci loo xam ne état Sénégal moo ko waroon def ñun ñoo ko defal suñu bopp te école boobu
école boobu mënul dox tant que amuñu courant wax naa sànq ni lu ñuy jël ci mbéy mi wala lu ñuy jël ci ndug mi dafay yàqu parce que amuñu courant mënuñ koo garder ci beneen point ba mooy problème yoon bi gis ngeen ni yoon bi jóge Njagañaaw jaar Gitir dem Fissel yoon boobu kenn mënu cee dox ci hivernage. ci village bi tamit amul ndox bërëbu fajukaay sax mën nañ wax ni kenn mënu ko fàtte gët soxna yi lu jëm ci wàllum financement duñ ci jot dara Ndeye Siga Diop. ñun jigéen ñi amuñu ndox poli nañoo poli ba suñu loxo yi di metti dégg nga dox nañoo dox ba sonn heure bu ne jóg nañ ko guddi pour rooti ñii di takk mbaam ñii di yenu ay paan di poli bu ñu jógee ci loolu ñun jigéenu waa Gitiri amuñu machine bojj nañoo bojj ba sonn soq ba sonn wal ba sonn ak suñu loxo yi fi mu nekk nii ñun ñooy jéemal suñu bopp di def suñuy financement suñu biir pour mën a liggéey. ñu dëkkee Gitir di ñaax kilifa yi daal di dugal seeni loxo ci seen bërëb boobu ndax ñoom jamono ji dañu gis ni dañ leen beddi. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. daaneel ak lu soxal wàllum politique ak dogal yi nga xam te ne conseil constitutionnel daal dina koy joxe bërki démb jëm nag ci ay recours opposition bi defoon benn bi jëm ci wàllum code pénal ak code de procédure pénale projet de loi bi ñu voté fan yële ñu weesu beneen bi jëmoon ci projet de loi bi jëm ci indi coppite ci code électoral bi ñaar yëpp kon conseil constitutionnel daal di koy gàntal ñii di waa M2D ñoom nag bokkoon nañ ci ñi doon xeex ci loi bi nga xam te ne moo ñeel code pénal ak code de procédure pénale gannaaw dogal bi conseil constitutionnel joxe nag ñi ngi koy ñaawlu ne leen conseil constitutionnel ci boppam sax ñoom dañoo jalgati yoon ndaxte motuñu woon sax bay joxe dogal tax ñu gis ne conseil constitutionnel kon Macky Sall ak nguuram la fi nekkal Alioune Badara Mboup bokk ci M2D ci jokkoom ak Oumar Mbow. conseil constitutionnel ci waxtu wi ñuy wax ak yéen li ko composé dafa irrégulier maanaam ña nga xam ne ñoom ñooy membres yi ko waroon composé doon ci juróom-ñaar fi mu toll ñeent rek ñoo fa nekk ñett yi dañoo am empêchement définitif maanaam ñaar ñi seen mandat dafa jeex kenn ki yàlla def nag génn na àdduna loolu nag ci constitution Sénégal ci article 89 ak li nga xam ne moom mooy loi organique bi nga xam ne moom moo régir conseil constitutionnel dañu ni conseil constitutionnel mënut a addu ci lenn luñ ko laaj tant que lim boobu matul lim boobu nag bu fekkee ne ci exception daf ci am mën na yées tey ñett yoo xam ne nii dañuy am empêchement mais empêchement temporaire la ñu am waaye gis nañu tey ñii dañoo am empêchement définitif loolu nag mu doon lu doy waar ndaxte conseil constitutionnel moom mi nga xam ni moom moo waroon a garantir la stabilité de ce pays saytu li nga xam ni moom mooy lépp loo xam ne ni droit la fii ci Sénégal moom moo njëkk a jalgati yoon moo tax ñu ni décision bi dafa doy waar ndax lu tax mu doy waar ndax ñun dañ ci gis leneen mooy que ñoom conseil constitutionnel tey ubbi nañu prox ndoolu boo xam ni ëllëg si biir mën na am ay juges yoo xam ne du ñu d'accord sax ci li nga xam ne nii moom mooy la ñu nar a wax ci wàllum mandat mu am si ñaar wala ñett yoo xam ne tëju nañ ci nekk def la leen neex dinañu woo population Sénégal ñu ubbi seen i bët xam ni conseil bi tey du moom moo war a tey àtte ci li nga xam ne ni moom mooy question mandat bi ndax wane na ni dafa far te wane na ni aussi ñoom lépp li nga xam ne ni Macky Sall daf leen ko jébbal ñoom dañ ko dara appliquer à la lettre. mu nekkoon Alioune Badara Mboup bokk ci kuréel gii di M2D mouvement pour la défense de la démocratie doon addu ci li conseil constitutionnel gàntal recours yi opposition bi defoon jëm ci wàllum code pénal ak code de procédure pénale. RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Mouhamed Diop. dal leen jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi ñu tàmbale ko ci JO 2020 yi am ci Tokyo suñu gaynde yi ñoom nag tey la ñuy tàmbalee dugg ci compétition bi ci escrime nag mooy épée Ndeye Binta Jong moom mooy tàmbali bu 9h demee ba tegal juróom fukki simili ak juróom bu ci noppee moom Ndeye Binta Jong dina jox Ibrahima Diawo moom ping pong lay def tennis de table bu ñaari waxtu demee ba tegal fukki simili ak juróom ci lay tàmbalee jongante wax ci football Babacar Ndiaye teg na candidature am ci suuf léegi day jàppale ki nga xamee ne mooy Djibril Wade ci ligue de football professionnel ci ab communiqué boo xam ne xaatim na ko président bu TFC jàpp ne li ko waral moom mooy fexe ba préserver intérêt yu football bu Sénégal présidence fédération sénégalaise bu football la ñuy wax ak Madi Touré moom mu ngi wéyal campagne am jamono ji mu ngi wéy ci bët gànnaaru réew mi niki ci ajuma bi mu ngi woon ci diwaan bu Matam wax nag ci li nga xam ne moom mooy xibaar yu mujj doon wax ne moom Madi Touré dafa teg candidature am ci suuf Talla Fall di directeur de campagne am ne loolu amul benn yoon. damay jàpp ne rek lu leen arrangé ak li ñu leen digal ñu wax lañuy wax
parce que bu fekkee ne jógewul ci ñun donc mooy que pour man information boobu intoxication la donc amul luñ ci mën a wax loo xam ne lu dul amul information boo xam ne mun ci wax loo xam ne tey lu leer la parce que li wóor ba wóor mooy que koo xam ne tey dafa signé benn document te ne le 30 juillet lay joxe réponse définitive am parce que dina dem consulter ji base am jóge foofu daal di jël tali bi dem fekk ji ñi nga xam ne joxonte woon nag ñoom rendez-vous tey dem nañu Matam jóge Matam ñu ngi nii ci yoon wi di dem Richard Toll bu ñu jógee Richard Toll dinañu dem Saint-Louis bu ci yàlla àndee donc loolu mënoo jël engagement boobu wax ak ñi nga xam ne ñoom nga war a waxal di nekk sa ay nawle donc nga naan da nga dellu siwaat wala da nga signéwaat beneen kayit yaakaar naa ne loolu nag c'est de bonne guerre campagne nag léegi nga gis ay fake news comme on dit donc yoo xam ne mënu si ñàkk mais li wóor ba wóor mooy constance bi nga xam ne moom la candidat Madi Touré nekkee ba léegi moom mi ngi ci donc li mu war a wax dina ko wax bu waxtu bi jotee ak fi mu ko war a wax. Talla Fall di directeur de campagne bu Madi Touré nga xamee ne kon ci benn communiqué mu ngi xamle ne kon président ligue de football bu Matam li mu doxalee dara rafetu ci moom mi nga xamee ne kon moo waxoon waa club yu Matam yi ñu bañ a dajeek candidat bu présidence fédération sénégalaise bu football candidat du renouveau di Madi Touré di xamle ne kon moom am na benn mbir moo xam ne neex na ko ci déplacement am ci diwaan bu Matam mooy député maire bu Matam di Mamadou Mori Diaw dalal na ko football ba léegi ak Linguère bu Saint-Louis di def bilan bu saison directeur technique bu Samba Linguère yi ne bilan bi baax na lool bu ñu sukkandikoo ci li nga xamee ne xayma woon nañ ko bu ñuy tàmbale saison bi waaye Samba Keita moom li mu xamle moom mooy faw nag ñu organiser waat bu baax a baax ñoom administration bu Linguère bu Saint-Louis ndax kat atum ren bari na ay jafe-jafe lool ci wàllum administration bi ci gën a fës bokk na ci ay licence yoo xam ne fàtte nañ ko bi ñuy waaj a jongante dernière journée bu championnat Samba Keita DT bu Linguère ñu teewlu ko. bëggoon nañu nekk champion mais finalement deuxième la ñu jël mais quand même yéeg nañu en première division loolu moo doon objectif bi donc assuré nañu te li gën a def réussite bi mooy Linguère dafa jóge ci politique de recrutement mooy comme ni yenn équipe yi di def chaque année mu dem recruter ay joueurs bu saison bi jeexee ñu dàq noonu ñu wutiwaat ñeneen mais ñun depuis daaw dañoo changé politique ni léegi ñun ñooy formel suñu bopp. suñu ay junior ak cadet la ñuy yéege te ci ñooñu la ñuy yaakaar pour ëllëg ñu mën ci jaay ak defar équipe bu baax tey jii xale yooyu ñoom ñoo dem ba yéege équipe bi depuis daaw ñoom ñooy def résultat yi boo jëlee ñeent fukki joueurs yi nga xam ne presque utiliser nañ leen ñaar fukki yeeg juróom wala ñaar fukki fanweer yi ay xale lañu yoo xamante ni amaguñu sax ñaar fukki at donc loolu mooy wane ni projet bi am na réussite et que léegi ndar-ndar yi seen bopp supporters yi ñoom ñoo jël projet bi adapté ko kooku réussite la léegi nag bu ñu xoolee au plan organisationnel am na yu ñu war a rectifier am na yoo xam ni doxul ndax Linguère boo ko xoolee dañ ko def ay pàcc mais tey boo xoolee Linguère am na problème au niveau administratif kooku kenn du ko nëbb donc faille administratif am na léegi nag foofu côté boobu war nañ ko réorganiser améliorer ko ba nga xamante ni erreur yi ñu dal ci saison bii ren bañ ñu dal en Ligue 1 parce que am na yoo xam ne ça ne pardonne pas en Ligue 1. football ci wàllum jigéen ñi wax ci premier tour éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations bi war a am ca Maroc atum 2022 équipe nationale bu jigéen ñi ci gaynde yi di amal juróom-benneelu stage de préparation waaye bii nag dañuy dëkk di ko amal ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet jàpp juróom-ñetti fan ci weeru août ca centre de développement technique. Jules François Bocandé jeexal ak transfert Mamadou Loum Ndiaye nekkoon US Ouakam te mu nekk jamono ji ca Porto moom am na ab contrat boo xam ne xaatim na ko ca Deportivo Alavés milieu de terrain bi nga xam ne kon dañ ko aal fële ca Liga bu Espagne en prêt nag ak option d'achat boo xam ne kon moo ngi koy amal foofu ca Liga bu Espagne ñu fàttali nag Alavés bi nga xam ne moom la Loum Ndiaye di fekki ci saison bi ñu weesu ñoo ngi classé woon ci lu position beeg juróom benn kii di Pape Alioune Ndiaye moom dafa jeexal fële ca Stoke City moom mi nga xam ne toll na ci fanweeri at xaatim na contrat bu yees fële ca Aris Salonique foofee ca Grèce mbokk yi lii lañu leen andiloon ci xibaaru tàggat yaram yi. ñu koy gërëm bu baax moom Mouhamed Diop. ak RFM kumpa jeex na.
tranche de vie la ñuy yegg si nataalu semaine bi tey nag ñu leen di xamale ak benn ndaw boo xamante ne yoon jëm na mbëkk yi ñu delloo si ko moo tax mu gëm yàlla fi mu toll nii nag mi ngi yëngu ci mbay mi rawatina ci mbayum soble te mi ngi ciy génn bu baax a baax nataalu ndaw boobu di Malick Ndaw ak Aminata Goudiaby. xar kanam gu neexul dara la Malick Ndaw di raconté li nga xam ni moom la jot a dund moom nag nee na daanaka dara neexu ci. def naa Libye Tunisie Algérie Maroc def naa Côte d'Ivoire def Mali les deux Guinée def naa Italie def Espagne li yàpp di dej ci lexu gaynde daj naa lu ko raw bi ma demee def lu bëgg a mat 10 ans situation bi di gën a critique mën a xaaral ma retourné. mu am fanweeri at am soxna te itam am ñaari tout tànk moom nag Passy Ndenderleng la fekk baax benn village la bu féete ci commune bu Kër Samba Gueye gox ba bay nga xam ne nag mi ngi féete ci arrondissement bu Toubacouta ci biir département bu Foundiougne ndaw yu bëri jot nañu faa def li nga xam ni moom la ñuy woowee immigration clandestine. Malick Ndaw ci la bokk bi mu ñibbiseeg léegi ci ñetti at rek lay tollu bi mu ñëwee nag ci mbay mi lu dugg. man naka jekk bay laa xam dama juddu di bay amoo benn profession bu nu mooy bay man sama village natal sama yaay mooy jigéen bi fa njëkk a bay maraîchage c'est pas que dama ko dem jàngaani woon yàlla def na man dama juddu ci mbay bi. waaye nag li muy gën di def mooy mbayum soble te nee na mbir mi ngi dox bu baax a baax ci côtéem. sama première année 2018 bi ma ñëwee tool bi ma njëkk a bay maraîchage 6 sacs laa ci am mais décroisé wu ma recommencé waat bi ma recommencé waat suma deuxième année bi ma produit 7 tonnes oignon. defe naa daaw l'année dernière man sama produit moo ëppoon ci département bi ma defee sama bénéfice sama 4 mois de travaux bi mu paree bi ma defee sama dépense tout sama argent de poche nekk na 1,350,000 durant 4 mois te ma def 10 ans à l'extérieur mënuma am 350,000. daaw nag moom mi nga xam ni ndaw la waaye père de famille la nee na amoon na ay pertes yu bëri yu ko daloon ci wàllu bénéfice. presque 1 tonne 500 perte naa ko. 9 tonnes la produit xaw ma fenn fu ma ko jaay. amul mun dara saako 50 kilos bi man jaay naa ko 4,500. nga perte. bien sûr am na loo xam ne dama ko bàyyi ci àll ba mënuma ko garder kër gi ci àll ba laa ko bàyyi muy. ba mu ñibbiseeg léegi nag moom Malick Ndaw li mu gën a def yitteem mooy xeex lépp luy immigration clandestine saa su ne nag daf si ñaax ay ndaw yoo xam ne ci commune Kër Samba Gueye boobee la ñu dëkk ndaxte commune boobu bëri na ci ay ndaw yoo xam ni ñàkk nañ seen bakkan ci phénomène bu ni mel. keroog bi ma ñibbisee ba léegi maa ngi ci di jeego parce que olof dafa am proverbe bu muy wax bu kaw neexoon golo du wàcc gis nga fële bu neexoon kenn du ñibbisi noonu man yaakaaruma dinaa toog ak suma benn am di jàmm ma nga préparation clandestin nga ne ci ma xam ko di la si encourage jamais commune Samba Gueye fu ma fi dem xam naa fa te képp ku ci dem te ma lay expliquer da nga xam xel ne li ma lay wax nii c'est vrai. moom nag am na ab doléance bu mu jagleel nguur gi nee na maanaam ñi nga xam ne dañoo defi woon mbëkk mi te ñëwaat dañ leen a war a gën a jàppale bu baax a baax ba nu ñu amee liggéey gën a yomb ci ñoom Aminata Goudiaby Fatick RFM. RFM li ci yéenekaay yi. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen di may seen revue de presse. NCA Assurance Auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi Barthélémy Ngom lañ ci àndal. dal leen jàmm xibaar bi daanaka wër na yéene kaay xëy génn yépp ci samedi bi mu di rejet bi nga xamante ni conseil constitutionnel daal di nag rejeté recours yi député yi fare ci kujje politique bi déposé woon ndax ne ànduñu ci coppite yi ñu nam ma andi ci code pénal bi code de procédure pénale bi naka noonu it code électoral bi opposition parlementaire bi bu ñu sukkandiko ci yéene kaay bi di l'observateur ñaawlu na dogal yi nga xamante ni sage ci conseil constitutionnel jël nañu ko ñoom sax dañu ko jàppee ab escroquerie constitutionnelle Cheikh Bamba Dièye ba tey ci yéene kaay bi xamle ne lii dafay wone ne sage yi nekk ci conseil constitutionnel ci waawu Macky Sall rek la ñu nekk di dox dañoo trahir seen serment te acte bi nga xamante ni teg nañu ko dafay déshonorer réew mi ci wàllu woowule yéenekaay bi di laas xibaar ne conseil constitutionnel daal dina créé waat beneen polémique opposition bi jël mbir mi méngale ko ab scandale bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Sud Quotidien journal bi sax daal di ci jox kàddu professeur Ngouda Mboup di constitutionnaliste moom lam ca wax leer na dafa jàpp ne conseil constitutionnel dafa violer constitution bi ba pare daal di violer waale loi organique
bi nga xamante ni moo régir juridiction boobule li ci leer mooy yéenekaay bi di quotidien nee nañu sage ca conseil constitutionnel ñu ngi doog a signé nag acte 2 bi M2D ba tey ci réaction yi gannaaw dogal gi tukkee ci conseil constitutionnel gis ne attekat ca juridiction boobule def nañu allégeance Macky Sall Cheikh Tidiane Dièye di coordonnateur M2D gis ne dogal gi conseil bi jël abi bu jéggi dayoo la ndaxte dafa gis ne dogal gi bu ëllëgee mën na doon ab jurisprudence bu fekkee ne dafa am ñenn ci juge yi ñu bëgg a démissionner ndax ne ànduñu ci ab dogal boo xamante ni du bi gën ci seeni gët rawatina nag ci lu ñeel ñetteelu mandat bi ñuy laam-laamee ci jamono ji beneen ab réaction di bu Ndiaga Sylla di expert électoral moom nee na dogal gi daal bari na ay argument bari na it ay interprétation bari na affirmation ba ci sax ay enseignement maanaam jàngat nee na dogal gi dafay ñëw rek confirmer décision bi ñu jëloon ci atuma 2019 muy coow lu rëy nag gannaaw décision bi nga xamante ni conseil constitutionnel jël na ko looloo tax Vox Populi jël conseil constitutionnel teg ko ci baaw ñi ñuy atte sama naataango daal di ñu xibaar ne sage ca conseil constitutionnel ak seeni njiit usurpation de pouvoir présidentiel lañ leen di tuumaal kii di Abdoul Mbaye moom ak ton bu ferme sampap laaj nee na ndax président conseil constitutionnel moom mooy kan ba war a mën a jël yenn dogal yi ci loo xam ne tegu ko ci yoon njiital ACT daal di joxe ay exemple ngir dal décision bi nga xamante ni tukkee na ci conseil constitutionnel ci Walf Quotidien mu daal di jeexal ne conseil constitutionnel li mu def ni usurpation de pouvoir la mu mel ni kujje politique bi ñu ngi def procès au conseil constitutionnel procès boobu sax Birahim Seck bu forum civil desu ci gannaaw moom miy coordonnateur bi ci biir yéenekaay bi di Vox Populi nee na sage ca conseil constitutionnel dina violer droit bi dogal gi ñu jël laluwul ci dëgg muy ay réaction yu bari yuy justifier détermination kujje politique bi ne dana xeex ba liy dakk beneen ab xibaar ci yéenekaay yi tey mu ñeel troisième vague Covid-19 bi laaj bi sampu jamono ji mooy nan la ñuy def ba génn ci ñetteelu vague bile yéenekaay bi di L'As Quotidien ne li leer daal mooy clinique yi sax dañoo déborder ndax ay malade ba pare mu yokku ci ne ci diirub ñetti fan dong ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñàkk nañ seen bakkan ci feebar bi ba pare ñu am lu toll ci ñaari junni yu toftal ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti kaayu bees te li ci gën a yéeme mooy ndaw yi la feebar bi di gën a laal ñoo nekk ci CTE yi ci jamono ji ba pare it ci cas grave yi ndaw yi bokk nañ ci li ya tax yéenekaay bi di Quotidien ne feebar bi sonnal la lool ndaw ñi le péril jeune noonu la ko tuddee variant delta bi mu ngi def ay ravage ci jamono ji Sud Quotidien ne bés bu yàlla sàkk daanaka ñu am lu ëpp 1000 cas yéenekaay bi di L'Observateur ne la passe et l'impasse maanaam mu ngi jàll waaye nag yenn saa yi mu taga tembe Dakar Mbour Thiès Mbacké Saint-Louis ñoom ñooy département yi nga xamante ni ñoo ëppi contamination bu ñu sukkandikoo ci yéenekaayu groupe Futur Média bi ci xayma lu toll ci juróom-ñeenti junni yu toftal juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróomi malade ñoo nekk ci traitement ci jamono ji te Dakar ba léegi jógewul ci zone rouge bi bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi beneen ab constat boo xamante ne yéeme na muy lay xew ca Touba nga xamante ni troisième vague bi nu mu fay lawee jéggi na dayoo ba pare nag Touba kenn du fa respecté mesure barrières yi kenn du fa takki masque yéenekaay bi sam paplaaj ne ana li tax Touba choisir rek ne dafay dund ak virus bi ba pare li ci gën a yéeme mooy Touba benn centre de traitement des épidémies dong moo fa am ma nga ñu logé ca hôpital Matlaboul Fawzeyni waaye nag xeex bi mu ngi wéy di jaaree ko ci campagne de vaccination bi L'Observateur ne ministre de la santé lancé na démb vaccination yi jëm ci Johnson & Johnson Abdoulaye Diouf Sarr sàkkuwaat ci askan wi ngir ñu dem ñàkku ji ba pare xibaar ne file ki fan wala boog ay weer dana am yeneeni dose yu Sinopharm ak yu AstraZeneca yu yegsi fii ci Sénégal ci yéenekaay bi di Soleil moom ministre bi xibaar ne amul benn risque pénurie oxygène bu ñu seetlu ci CTE yi wuteek lool information yi ñuy siiwal ci jamono ji ñu des ba tey ak yéenekaay bi di Soleil ngir wax ci leneen mu di mbéyum ndaamaraas ga ca Casamance yéenekaay bi ne mu ngi dundal ay njaboot yu bari ci jamono ji jackpot bi étranger yi ñoo ko yore collecteurs yi ak transformateurs yi lu ëpp ñeent fukk ak benn junniy tonne moom la ñu exporté ci atum 2020 ci koppar weesu na ñaar fukk ak ñaari milliards sama naataango bi xibaar ne projet américain bi di Shelter for Life moom moo ñëw gën a dooleel producteurs yi waaye nag jafe-jafe bi mu ngi ci wàllum transformation bi bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Soleil ñu jeexalee sunu lamb Lamine Golo muy entraîneur principalu école de lutte Balla Gaye 2 mooy joxe xalaatam ci lamb bi dox diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier moom nee na leer na ko ne Balla Gaye 2 dafay daan Bombardier ndax dafa gis ne Bombardier golo gu màgget la tànkam yi téyeetul ci dara li leer mooy bés ba danañu xam sunu lamb yemu ci ndax nee na ay combat yu am solo ñoo nar a am ci dimanche bi ci arène nationale ay choc de titan la ko tuddee Nékorel moo nar a janook Marley Kalmundur ak Eumeu Sène ak yeneeni combat bu ñu sukkandikoo si sunu lamb yendoog jàmm Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon may seen revue de presse. NCA Assurance Auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñuy gërëm bu baax a baax Barthélémy Ngom mi ne àndaloon ci li ci yéenekaay yi mbokk yi foofu la leen may gën ci xibaar yi ne su ñu def pàccali ci li ci gën a fës. El Hadj Doudou Diène
douanier ba nu fàtte Rosso Léon Yuga Faye daañu ko jébbal boromam tey jii ca Morolan ga mu dëkk levée du corps bi ca hôpital Saint-Jean-de-Dieu bu Thiès lañ koy amale. waa ministère de la santé indi leeral ci li ni lam-lamee ne oxygène dafa manqué ci l'hôpital yi nee neen loolu dara amu ci am nañ boobu mu doy sëkk da fekk ne rek dañ koy yaxanal la. mbas mi ak ni muy lawee ca diwaanu Touba ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu xeex bi foofu la ci diwaan ga ne bokk na li ko waral xeex yi nga xamante ne ñu ngi ko fay amal waaye tamit ñàkk a sàmmonteeg li di dicté kër docteur mu fekk jamono jooju artistes ya nekk ca diwaanu Sédhiou mere lool préfet ba li ko waral dafa aaye lépp luy mumbaay foofu la ci diwaan ga ñi nga xamante ne ñooy artistes yi ne loolu du ci dal. kuréel gii di M2D ne conseil constitutionnel Macky Sall la fi nekkal waaye nekkalu fi askan wi loolu nag gannaaw bi nga xamante ne conseil constitutionnel